اجلط جلطة جتني وغلطة إني حطها بقلبي يا صاح. ثاني راح ونساني ذاك اللي ناني وزاد الجراح. جلطة جتني وغلطة إني أحطها قلبي يا صاح. يا ما كنت تعمى يوم كلامه مثل الرماه. عانى قلبي بزمانه الله. ضيع حنانه والحزن لاح. يا ما كنت تعمى يوم كلامه مثل الرماه. عانى قلبي بزمانه ضيع حنانه والحزن لاح. ثاني راح ونساني ذاك اللي ناني وزاد الجراح. اجلط جلطة جتني وغلطة إني حطها بقلبي يا صاح. ثاني راح ونساني ذاك اللي ناني وزاد الجراح. جلطة جتني وغلطة إني أحطها قلبي يا صاح. يا ما كنت تعمى يوم كلامه مثل الرماه. عانى قلبي بزمانه الله. ضيع حنانه والحزن لاح. يا ما كنت تعمى يوم كلامه مثل الرماه. عانى قلبي بزمانه ضيع حنانه والحزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñuy déglu ñuy delluwaat di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun i rajo di déglu sunu ay programme di ko rafetlu. ñu am mbette dellusiwaat fii di leen dégtal émission bu bees boo xam ne day am bés bu nekk ci waxtu wi diiru weeru koor gi yëpp ñu tuddee ko jotaayu mag ñi. jotaayu mag ñi dinañ ci dellu si leeral ko ba ngeen xam lu ko tax a jóg ak nu muy tëddee bés bu nekk ci i rajo. ki koy leeral di Cheikh Tahir Fall bu Pire nga xam ne mi ngi nii ak ñun ci studio bi nar cee ànd ak ñun bu ko yàlla dogalee ak bu ko jot gi mayee mu mën fi teew ñun bés bu nekk ñu am ay waxtaan yu ñuy amal ci li nga xam ne mag ñi bàyyi nañ ko fi. ñu mën cee waxtaan ak yéen tegal leen ko indi ci ay leeral ak i gëstu bu ko defee ñëpp mën cee jëriñu. tey nag ñu ngi am mbette di dalal ci premier numéro émission bi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine di président cadre unitaire de l'islam au Sénégal di kuréel boo xam ne bii li ko tax a jóg mooy boole këru diine yi ak taxawee lépp loo xamante ne lii ay coobare la ak yittey diine l'islam fii ci Sénégal. Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay nuyu di la jox kàddu gi di la jox déjà sa wàccuwaay di la jox kàddu gi nga nuyonteeg auditeurs yi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sëñ Bokar ñu ngi leen di nuyu di la ziyaara ci weeru koor gi, di nuyu mbokki auditeurs yi, di nuyu waa Sénégal yëpp, di leen ziyaara ci weeru tedd wi di shahru Ramadan, di ci baalu ak ñëpp, di baal ak ñëpp, di ñaan yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla te barkeel ko. Di kontaan ci invitation bi ngeen ñu invité ci émission bu bees bi, ngeen duppee ko jotaayu mag ñi. Di wax ni jotaayu mag ñi ñooy ñuy leeralal yoon wi ngir ñu mën a jaar ci fa mag ñi daan jaar ba duñu wala bokk addunay tey duñu fàqatal. kon dañuy kontaan lool ci ñëw ci première émission bi joxe ci suñu xalaat. di rafetlu ki ñu bokkal plateau bi di suñu mbokk daara, di suñu magu daara di Cheikh Tahir Fall. di ko jox wàccu waayam moom tamit di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. jërëjëf si ñu kon jox kàddu gi Cheikh Tahir Fall nga xam ne xam ngeen ko bu baax ci rajo bi ndax tafsir yi mu fiy def ajuma gu jot ak ci bëccëgu koor gi tamit bés bu ne émission boobu nga xam ne mooy Mimara ñu jagleel ko firi saar yu gàtt yi nga xamante ni ñoo nekk ci alquran muy def tamit émission bu ñuy wax pencum daara yi alxames bu jot fii ci i rajo bu fukki waxtu ci guddi jotee ak genn wàll. Cheikh Tahir Fall bu Pire maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. Bokar maa ngi lay jaajëfal ci taxawaay bi may ñëw maa ngi déglu ci rajo bi français yi neex lool quelque temps ma dégg arabe yi neex lool jaajëf c'est un exemple ndaw ñi war nañ jàng ba man français parce que njàng la waaye itam jàng alxuraan jàng arab ba man bi ngay tàmbali di wuyoo di déglu ko déglu da nga xam ni c'est un arabisant qui parle mais booy wax français dañu mel ni ñu xam ni c'est un francophone qui parle nga baal ma loolu bëggoo ko sax bokkul ci émission bi mais c'est benn remarque la boo xam ne mënuñu ko bañ a def ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci taxawaay bi ak initiative bu rafet bi aussi initiative bu émission bi parce que Sénégal comme àddina bi yëpp du Sénégal rek àddina bi yëpp la yàlla da koo bind mu nekk ay chaînes yuy jàppaloo lépp ci àddina dafay jàppaloo soo bëggee mu baax loo passé démb doo ko defaat loolu pour nga def ko nag pour nga bañ di nekk éternel commencement sa dund bañ di nekk noonu da ngay sofale sa liggéey ak liggéey ñi fi nekkoon démb fañ taxawee nga jëlee fa avancé loolu mooy dund àddina mais su fekkee da ngaa bëgg a ñëw fent lu bees da ngay commencé waat ni ñoom su boobaa da ngay def li ñu defoon keneen ñëw defaat loolu éternel commencement lay doon loolu principe boobu moo tax alxuraan dafa fonk mag ñi alxuraan bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi dikk la ko yàlla tàmbali di ko nettali Adama di ko nettali Ibrahima di ko nettali Moussa di ko nettali Isa di ko nettali Nuux mais ñooñu ñooy ay magam ñoo yoroon projet bi mu yor di ko doxal ñooñu ñoo ko yoroon démb war koo jël dana gën a rafet nag bu ñu fi woowee Cheikh Tidiane Al Amin nga xam ni moom ni mu ko waxee suñu sëriñ la suñu doom sëriñ la itam yàlla def lu bari man ma gis ko dégg ko ci jataayam xam nga sëriñ Abdoul Aziz Al Amin am nay jamono ci Sénégal ñëpp xam nañ ni c'est le défenseur de notre patrimoine islamique historique islamique bi muy nekk ndaw wax na ma ko ci néegam mu ni ma man bi ma nekkee xale dama tàngoon j'étais un révolutionnaire lu ñu ragal a wax man la ñuy woo loolu moo taxoon sax fédération des associations islamiques du Sénégal ma jiite ko parce que boobu affaire bi jiite association yooyu yombul mais man li ma gëmoon mooy ñun war nañoo am lu ñu taxawal ci penc mi loolu war naa nekk meññantu mag ñi war naa nekk luy àggale liggéeyu mag ñi li ma mën def naa ko ci léegi nag mag laa dama leen di ñaanal di leen conseiller loolu ci waxtaan yi ma mujjee fàttali ko toog koog moom su kenn ci waa këram ñun ñëpp njabootam lañu mais njabootam ñaari yoon su kenn ci waa këram ñëwee war a ànd ak ñun nekk barke ci tàmbali émission bi
kon loolu dañ ci kontaan. Cheikh Ahmed Tidiane vraiment kontaan nañu sa teewaay bu baax a baax. jërëjëf. ndax barke boobu ñu ci yaakaar ni rek looy def ci àddina te ka nga koy defal fekkewu ko yëgu ko bokku ci. du am solo donc waxtaane mag ñi daje ko tey ji tàmbali ko tey invité bu njëkk Serigne Cheikh Tidiane si xalif général la ko Serigne bi daan ko maa ngi tàmbali xalif sëñ bi daan ko tooñ. sëñ Abdou xalif général la ko daan wax. ànd nañu Turquie. muy nit ku baax. nit ku dund vraiment mbaax. di intellectuel bu macha allah bu kawe ci xam-xam. mais ànd ak yar. ak dal. parce que loolu rek lañ séentu ci ndono mag ñi. mooy jàng ba xam. mais yaru ba ko jaxasoog yow ñee la ci sa jikko. mais maay doomu diw maay melokaan diw te buñ la xoolee duñ ko xam ci yow vraiment gënul. Serigne Cheikh yàlla dimbali na ko ci loolu ku jaxasoog moom di nga ko bëgg. parce que doo mas a dégg ci moom wax ju ëpp. nekkal na fi Sénégal yëpp. cadre unitaire bi mu jiite. mag ñëpp fa am retrouvé wu. moom ci boppam comportement am loolu la xalaatinam moom la digganteem ak nit ñi noonu la kon donc kontaan nañ ci bu baax. ci fekkante fi ak moom. Serigne Cheikh marhaban. jërëjëf ahlan wa sahlan wa marhaban. jërëjëf Cheikh Tahir Fall ci témoignage boobule ak introduction bi donc concept bi jotaayu mag ñi li ko tax a jóg mooy waxtaanee jaar-jaari mag ñi. ak xam-xam bi nga xamante ni bàyyi nañ ko fi. surtout ci wàllu. audio wala vidéo nga xam ne dañu mën a wax nit di ko dégg. bu ko defee bés bu nekk ñu mën a am yuñ ci teg. buñ ko tegee ba noppi amal ci ab waxtaan. buñ ci waxtaanee ba pare ubbi téléphone bi. ku am loo ciy dolli wala ku am looy laaj ak yooyu yu ni mel daal ku ci yokk. ñu mën a ñëpp mën cee bokk. dafa naa loolu mooy. loolu mooy concept jubluwaay bi. loolu am solo la. waaw parce que nit ku ñuul yàlla daf ñu nattoo rek ñàkk mémoire historique. te loolu ñun rajo dafa war a xeex dañuy xeex pour delloo si indil ko nit ñi. maanaam bari na fi mag ñu fi jaar seen kàddu danaan defar lu rëy ci réew mi seen benn discours bu gàtt 5 minutes meññant mi day rëy mais ay bande lay doon léeg-léeg sax nga wër bande bi doo ko gis. dëgg la. léeg-léeg nga dem ci njabootam ku bokk ci kooku sës ci moom nga ne ko dama bëggoon bandu sëriñ diw waxtu sàngam mi mu defoon. mu nakal donc ñun dañu war a yëg ni amaana la ci ñun. ci kanamu suñ borom li fi suñuy maam bàyyi ci mbaax ñu sàmm ko. buñ ko sàmmee itam ñu bañ ko sàmm traditionnel sàmm folklore. bokk naa ci sëriñ diw mooy sama sëriñ di ko giñe di ko mbubboo def benn photom su fii taf fee nangam def nangam. te fekk na buñ la laajoon réellement sëriñ diw lu ko taxoon a jóg. ak lu mu wax wala lu mu bind. lan mooy gëm-gëmam lan mooy xalaatam gisinam ci àddina lu mu séentu woon ci yow mi nekk taalibeem lan la bëggoon nga mel ko yow miy taalibeem. nga nakk-nakkal doo ko wax. loolu nag pour génn ci loolu il faut ñu jël ñu jataayu mag ñi. indiwaat sonore yi. indiwaat jataay wax yi. def témoignage njaboot gi toog fi. ak waa rajo bi ñu séq ko. waxtaane ko loolu émission bi forme bi muy jël mooy dañuy def fàttali ko d'abord. voilà parce que bu ñu tegee kilifa gi la mu waxoon ñu dégg ko ñun ñëpp. fàttali bu am solo lay doon. waaye nostalgie bi ñuy am ñun ci dund époque am ak jataayam. da koy yëngal. waaye bi ci toppaat mooy danañ woo ñu bokk ci kër ga. ñu wax loola waaye itam danañ fi teg ay sëriñ xaj na du doon man ñeneen ñu ma gën a kawe ñu am xam-xam ñu melul ni man ñoo xam dañ toog ci jataay bi décortiquer discours yooyu mag ñi doon def. ndax du ñëpp a mën a dégg waxu borom xam-xam. comprendre ko. bu ko defee buñ ko décortiquer. tirer ci ay leçons jubluwaay bi mooy. population bi ñuy déglu ndaw ñi ñuy déglu. xam ni maam diw wala baay diw. waxoon na nangam te nangam jooju nangam lañ ci mën a jëlee. voilà. te du doon sax luy gudd ndax ay waxtaanu 5 minutes rek ay pàcc. ay séquences lañ ci jël yoo xamante ni ci benn thème lay nekk. pour ñu précis. waaw pour ñu mën koo fàttali ndax fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin donc loolu lañ ci jublu. pour di fàttali waate. am na ñoo xam ne xam nañu waaye am na ñoo xam ne fàtte nañu. am na ñoo xam ne xamuñu. donc bu ko defee ku nekk mën cee gis sa bopp. kon Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyuwaat. di la gërëm ci teewaay bi nga ànd ak bi nga teew fii tey jii ñu koy rafetlu bu baax a baax. ñu nemmeeku ni weeru koor gi commencé nañu.
comme ni nga ko xamee commencé nañu ñii tàmbali lundi ñii tàmbali talaata. te loolu du gulet ci réew mi donc mi ngi fii bëgg a yàgg. coow yi bëri woon na sax ci yenn at yeeg yooyu d'habitude toujours day ànd ak i wax. yéen cadre unitaire bi nga xam ne këru diine yëpp ñu ngi ci. wax dëgg yàlla ci Sénégal ñëpp a ngi ci. ban taxawaay la ñu mën ak yenn solution parce que jot nañu wut ay solution problème bi moom ñëpp xam nañ fu mu féete. mais lu koy saafara ba bu ñu neetee weeru koor jot na ñëpp tàmbaleen doo même bés terminé même bés comme ni ñu koy gisee ci yenn réew yu bari ci àdduna bi. bismillah. waaw jërëjëf sëñ Bokar dañuy rafetlu d'abord concept émission bi nga xamante ni daf ñuy delloowaat ci njàngatu mag ñi. par transition rek pour am ci question bi nga ma laaj mag ñi lu ñu daan def rek ci waxtaane lañ ko daan trouver solution maanaam dañ ko daan teg ci xam-xam waaye bu ñu weesoo loolu toog waxtaan lañ daan def ngir mën a trouver solution. cadre unitaire bañ koy sanc looloo ko taxoon a jóg ñu ne Sénégal bari na ay këru diine bari na ñoo xamante ni sax wekkuñu ci ay këru diine waaye nañu wut benn kuréel boo xamante ni dañuy toog lépp loo xamante ni problème la ci diine ji lépp loo xamante ni ay jam-jam la war a doon sax ci diine ji wala boog lu mën a jëmale diine ji kanam ñu xool naka lañ koy pencoo mën ci am solution. moo tax affaire weer bi ñun jot nañ ci di ci dox depuis daaw ci jamono ji la ñu tenir suñu séminaire bu njëkk ña ngi ko tenir ca ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye foofu moo ko ubbi woon mais bañ koy defuñu ko ci anam bu xam dañ koy ñu tas fasu xabaar yi ndax waxtaan la boo xam waxtaanu biir nekk la d'abord ci la ñu woo dem seeti ñaari commission yi nga xamante ne ñoom la ñu gën a ràññee fii ci réew mi muy commission bi nga xamante ne suñu wayjur Ahmed Iyam Thiam Mourchid Ahmed Iyam Thiam moo ko jiite ak commission bi nga xamante ni mooy bi Mame Ngor Ndiaye jiite ñu leen wax commission des musulmans du Sénégal bi ñu demee waxtaan ak ñoom gis naa ku ci nekk volonté bi nga am ngir trouver solution ci loolu damay faral di dégg nit ñi ci réseaux sociaux yeeg ci rajo yeeg ci télé yi ñuy xalab naan waaw ñii ñàkkwuñ fi lu dul seen bopp lañ fi nekk mais man bi ma demee waxtaan ak ñoom xam naa ni ñoom ñaari commission yëpp ku ci nekk bëgg nga lii nga xamante ne mooy jam-jam boo xamante ne mi ngi ci suñuy tànk tey ñun jullitu Sénégal yi muy di am ñaari Korité ñaari Tabaski ak ñaari koor bëgg nañ mu dañ waaye solution bi lañ gisagul bi ñu demee waxtaan ak ñoom ñu ne kon nañu teg benn cadre boo xamante ni benn coordination sax la ñu wax des commissions nga xamante ni kuréel lay doon bu transitoire nga xamante ñaari commission yi ñoo koy seex bu ñu séntu waree jot ñu mën a séntoondoo loolu dina indi solution waaye mu am aussi ay position de principe yoo xamante ni yooyu d'accord aguñ ci muy ndax dañu war a xool ci biir réew mi rek ndax commission bi nga xamante ni moom mooy commission nationale de concertation sur le croissant lunaire bi nga xam ne Ahmed Mourchid moo ko jiite ñoom lii seen taxawaay mooy ñoom mënuñoo sukkandiku ca la nga xamante ni nekkul ci biir réew mi ñoom li ñu mën a sukkandiku mooy seen compétence yu mu yem mooy biir réew mi bu ñu xoolee ba gis ne gisuñu ci biir réew mi ñu ne gisuñu bu ñu gisee ne gis nañ ci biir réew mi ñu wax nit ñi ne gis nañu te booy xool commission boobu këru diine yu bari am nañu fa ay représentants commission bi nga xamante ne nag moom la musulman du Sénégal am ñoom bi ñu demee seet leen ñoom seen principe mooy fu jullit nekk ci àdduna bi rek te mu wér ñoom mën nañ koo topp muy nekk nag position de principe boo xamante ni neexu la lijjanti waaye ñun liñ ci doxoon dañu ni li nga xamante ni mooy biir réew mi bu fekkee ni gis nañ ko ñun ñu fexe ba loolu nekk base mën a woor wala mën a wori ki nga xamante ne day wékku nag ci beneen dëkk kooku droit am la mu ne man fu ma gis nit ci àdduna bi wala jullit ci àdduna bi mu gis weer bi ma topp ko bon ñu ne nañu trouver d'abord consensus au niveau national maanaam ci biir réew mi bu ñu xasee ba am consensus boobu mën na am ci jëmm jamono ñuy yaatal comme par ay di ko tubaab di waxee cercle concentrique ba fii ba Makka sax wala fii ba Yémen dinañ mën a bu boobaa bu fa jullit gisee weer ñu mën ko def ndax ñun li ñu gëm man en tout cas man li ma gëm loolu sama bopp laay waxal mooy jullit yi umma la
communauté bi nag li nga ci mën a wax mooy mënoo gérer toute la communauté. wala boog communauté bi yëpp amuñu même principe yi. li nga mën a def mooy ñi nga xamante ne bokk ngeen principe ngeen ànd di doxal jéem nag wuti ña nga xamante ne bokk leen principe. ndax loolu mooy yàlla moo ñu sant loolu dafa bëgg dafa bañ ñu tasaaroo. donc ñàkk a tasaaroo boobu nag pour mu am il faut que mu am kuy fekki moroomam. kon moom noonu laa gisee. ñu ne ñun en tant que cadre unitaire nañ ci dox suñu mbépp kàttan. ba nga xamante ni ñun fii ci Sénégal d'abord dinañ trouver benn consensus ci li nga xamante ni mooy séntu weer bi fii ci réew mi. bu ñu demee ba parce que am na ñu wax ne am na benn association muy association des oulémas d'Afrique. boo xamante ni ñoom waa commission des musulmans du Sénégal dañ ciy sukkandiku. bu fekkee ni que commission B mën na dem bay xoolandoog weer bi ak en partenariat ak association boobu. di nga mën a am consensus biir Afrique. mën nañ dem ba mën nañ am consensus peut-être ci àdduna bi yëpp. mais loolu ci kanam la nekk. mais nga baal ma Cheikh. dañu nemmeeku. ni weer bi mën nañ ko nit mën na koo gis fii Sénégal. wala sax Gambie. parce que xam nga am na raisonnement yoo xam ne peut-être parfois dina am limite. parce que boo nee man Sénégal laa nekk donc Sénégal lay contrôler. léegi weer bu feeñee Gambie. te Gambie gis nga relation yi ñu am. ak géographie bi te weer bi amul limite moom. weer bi moom fi muy feeñee daal lay feeñee. amul fii la Sénégal yam frontière bi fii la taxaw ak yooyu. mais dañu nemmeeku ni weer bi day feeñ bërëb sàngam fii ci réew mi. ay nit xëy ne weer bi gis nañ ko Mbao wala Sacré-Cœur et cetera alors que ñu ngi fii ci dëkk bi information bi amuñu ko. waaw loolu damay wax ni suñu ñàkk yitte la. loolu moom ñàkk yitte rek la. ndax du ma dugg ci principe ndax fii gis nañ ko Sénégal wala gisuñu ko Sénégal man damay wax rek bu fekkee ni cas bi nga xamante ne mooy comme cas bi am bii passé. ñu ne gis nañ ko ci biir Sénégal mu am. ñu xamante ni bëgg nañ joxe information bi te mënuñu ko joxe. ma ne loolu su amee mooy ni am na yitte fu mu manqué ndax communication ni mu demee léegi ci réew mi jokkale ki ni mu yombee. ci àdduna bi mais su fekkee ni biir Sénégal nit mën na fee gis weer bi nga dem ba. guddi gi kon man fajar laa koy doog a yëg. problème am na ça veut dire que jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñu waroon a teg. ngir mën a coordonner information bi di ko relayer ba mu egg ci ñam war a egg. ak vérifier ko des na. moo tax ñun ma joxe woon idée bi daaw laa ko joxe woon sax mais ñu ci ba léegi mettre guñ ko en application. ma ne mais nañu teg benn serveur vocal benn numéro vert boo xamante ni. seen rajo yi seen télé yi dinañ ko diffuser balaa séntu bi di jot. bu ko defee Sénégal ku nekk di nga xam ni kat numéro sangam su ma ko woowee. dinaa jot nit koo xamante ni dina jël sama information. léegi nag information boobu ñu jël ko joxaat ko ñi nga xamante ni ñooy. mooy commission yi nga xam ne mooy saytu. bu ko defee ñoom mën nañu woote waat pour vérifier. woote waat boobu nag. vérification lay doon mais aussi vérification wax day am fu muy sukkandiku ndax damay wax ni état Sénégal daf ci am responsabilité boo xamante ni il faut que mu assumer ko. mënul ne dinaa jàppale diine ji ci gàmmu yi dinaa jàppale diine ji ci manifestation religieuse yi mais lu toll ni weer nga xamante ni. impact économique. exactement ak impact économique bi mu am. mu ne duma ci te président wax na fii grande mosquée. ne affaire weer bi état bi mënu ci dugg. non daf ci war a dugg il a dit clairement. du ma def injonction président de la République. mais moom il a donné une position parce que tout le monde disait que l' état doit intervenir. mais damay joxe solution nga wax sànq may wax solution ban la ci état war a mën a duggee. état dafa am ay structure décentralisée mooy préfet sous-préfet. ba chef de village sax ci lañ bokk. mais chef de village yi mën nañu xam. ndax ki nga xamante ni moo ni gis na weer bi ci dëkk sàngam. nit ku wér la. ndax koo xamante ni mën nañu sukkandiku. d'abord est-ce qu'il existé na. existé na d'abord. est-ce que fi mu ne fa la ko gisee. fa la ko gis moo kana ko fa gis. exactement yooyu yëpp ay moyens la yoo xamante ni état moo ko am. man aw ma ko këru diine am na ko. ñu wax ci mag ñi amoon nañ ko. mais ci beneen anam lañ ko amee woon. moo tax il faut que ñu sukkandiku aussi ci jàngatu mag ñi pour xam naka la ñuy taxawee ci àdduna bi léegi. man daan naa toog sama waajur Cheikh Abdou Aziz Amin bu weer du ñu waroon séntu bés bu ñu waree séntu du am jàmm xale yëpp lay woo ñu toog. muy woote ndax gis nañ ko bu ñu demee ba ni gis nañ ko ci dëkk sàngam. moom mooy jël téléphone am daan ne dëkk sàngam kat mu xaddam sàngam nga fa
xaaral ma woo ko laaj ko. bu ko woowee mu ne ko imaam diw de xam na den gis nañu weer bi bu ko waxee lu wér mu jàpp bu ko waxul lu wér mu ne man kat damaa am responsabilité am na loo xamante ne mënu ma cee sukkandiku ngir joxe information. donc am na ay mécanisme ay jumtukaay yoo xamante ne tey état am na ko mën nañ ci sukkandiku tey pour mën a yombalal nit ñi liggéey du état mooy décider. ndax tey la ñuy woor ndax foofu la lapsus bi nekk. c'est-à-dire dañuy defe ni. buñ ne état bi war nañ ci jàpp. état bi day tranché état du tranché. autorité diine. ci loxol xalifa yi la nekk. ñoom ñooy autorité yi. mais l'état organise et encadre. ñaar yooyu état moo ko mën. te appui moo mën a organiser à ce que. ñëpp mën a def loo xam ni. day yomb. jokkaloo bi day yomb. encadrement bi aussi. bu joxee doole ñenn ñi. jox leen yenn facilités yi représentation yi fi ñu war a ni ñu war a teewe ci fu nekk ñu teewe fa. et puis réseau bi nga xam ni ñoom ñoo ko mën a yor di ko dundal. loolu day yombal liggéey bi bu baax a baax. vraiment ñoom war nañ ci dugg. mais problème bi xam nga fi mu nekk. encadrement boobu mooy aussi mbir mi c'est-à-dire que solution yi ñuy wax dafa xaw a yéex. parce que fu mu ne nii xam nga jamonoy fast track lañ nekk. entre guillemets léegi loo xam ne sëñ Cheikh nee na ñàkk yitte la. waaw mais solution yi dafa war a gaaw et puis ñëpp nangu ko. fekkente ne am na tamit ku d'accordul solution yi mu wax ni man d'accorduma ñu waxtaanee ko daal maanaam ñi war a toog yëpp toog waxtaan loolu. mais am na loo xamante ni man aussi mu réserve la bu may porter ci li Cheikh doon wax léegi. mooy weer bi quand même bu feeñee Gambie bokkul Sénégal mais Gambie quand même ak géographie. non loolu moom masala fiq boobu moom. waaw xaqiiqatan ñaari yëf rek mooy am. nga sukkandiku ci zone géographique. xam nga zone politique yi. administrative. tubaab yi ñoo ko fi def. di nga gis benn dëkk ñu xaaj ko mu am ñetti zone géographique ci benn dëkk bi. nga gis ñetti dëkk yoo xam ne ñoo bokk zone géographique bii tibb ci lii bii tibb ci lii parce que tubaab bi ñuy dagg. dagguñu maanaam tey boo demoon Kidira tey ak Mali amul benn différence. non. Kidira ci Sénégal la bokk. dëkk yi ngay dem Kaay ak Kidira amul benn différence ci wàllu géographie. du ci taw bi. du ci naaj wi. du ci heure bi. du ci weer wi du ci jant. ñoo bokk même heure ñoo bokk même fuseau horaire. boo demoon tey Gambie ci boppam. ak Kaara ngam takkalool Saalum ngam takkalool ak Gambie benn la. benn géographie moo tax ma ne weer bi bu feeñee Kaarang kañ. donc loolu Sénégal war nañ jéem mën a loolu bu ñuy wax wahdatul mataali ak ta'addudul mataali. waaw du li ñu tubaab bi tegal moo tax ñuy wax. al mataali ci mazhabu Malik zone géographique yi lay wax. mais waxul frontière politique administrative yi nga xam ne moom lañu fi teg. yooyu tubaab yi ñoo ko fi teg. lii ñu tuddee Sénégal tey fii ñu ko yamale. loolu du géographie. politique administrative colonialiste yi ñoo ko fi tegoon ñoo ni Sénégal fii la yem Mauritanie fii la yem Gambie fii la yem Mali fii la yem loolu vraiment affaire nit la bon loolu nag boo ko jëlee umma bi la yàlla waxal ci koor ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam umma bi cadrage li ñuy wax discours cadrage discours bi yàlla daf ko ciblé ci umma bi ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam fa man shahida minkum ash-shahra minkum boobu minkum yaani min al umma la ci jublu donc cadrage bi umma bi yëpp la su fekkee umma bi amoon na autorité bu ko dajalee woorandoo mën naa nekk ci umma bi yëpp mais ay autorité locale moo am kon ñun am nañu sañ-sañ am autorité locale mais autorité locale boobu dafa war a tënku ci zone géographique mais warul tënk ci zone politique mais loolu yëpp organisation rek lay laaj. autorité locale mën nañu am nañ droit am autorité locale. parce que fii ak umma bi amul autorité yi. boo xam ne umma bi yëpp la dajale li ñu daan wax xalifa bu yàgg. amuñu ko. mais pourquoi solution bi mënul gaaw c'est-à-dire mënuñu woo ñi ñu war a woo ñëpp xalif yi ku nekk délégué ñi nga war a yónni ñu toog ñu waxtaanee ko tënk dara jublu ci. xam nga bennoo da nga koy tudd nii mais yombul. waaw mais. xam nga lu tax bennoo yombul non man pour man. fekkente ni yàlla tax a jóg ñëpp. ak yonent bi ak diine ji war naa mën a gaaw. yombul bennoo yombul xam nga lu tax bennoo yombul. mooy lii ñuy def nii dafa am solo mooy waxtaan. bon j'ai réfléchi en journaliste ah. waaw non mais waxtaan bi war a am. parce que il faut ñu poser débat bi. il faut mu am fiqh
ñu xam lan la war a demee. mais débat bi yàgg na Cheikh Tahir. débat wu ñu xam nga lu ñuy xam nga mais si Sénégal dañuy wax non xam nga Sénégal dañuy coow dañuy xultu mais duñ xam naa li nga bëgg wax c'est-à-dire que wax ji yàgg na mais peut-être toogaguñu bokk pour examiner kii bi mais wax ji moom yàgg na donc jot na nag vraiment ñu régler lii. xam nga ñun Sénégal suñuy problème mooy bu ñu waxee waxu diine day mel ni benn pàcc la ci dund àdduna ci dund doomu aadama bi. da ngay dàq économie da ngay dàq science da ngay dàq. teg fële diine ber ko waaw jël diine teg ko fële à côté. tey on parle de la science. oui man c'est vrai calcul astronomique mënoo ci basé wu ngir en tout cas mazhabu fiqh yu bari dàq nañ ko. mënoo ci basé wu ngir mën a calculer weer bi waaye mën nga ci mën na la orienté voilà mooy muur mën na la orienté nga war a xam ni kat tey jii war nañoo mën a séntu weer bi bu ko defee ñi nga xamante ne ñoo seen xel dafa xarañ ci loolu mais am nañ ay instruments yoo xamante ni war nañ ko mën a teg ngir mën a séntu. mais tey ñoom kañ yegg nañ ci mais loolu yëpp waxtaan la. xam nga c'est-à-dire loolu lay waxtaanee dafa am ñaari observation yoo xam ne doom yaa ngi wax ay lunettes. c'est que mbir yooyu Sénégal dañ ko bàyyeeg paa yi te ñoom ñëpp seen i bët baaxul déjà muy premier problème si parce que affaire mag la gisoo benn jeune buy dugg ci coow yooyu ñoom ñëpp am nañ 70 ans 80 ans donc seen bët wàññeeku na ñu sant leen seentu weer bi donc ay problème rek lay jur. beneen bi mooy jumtukaayu xarale yi ñuy wax ñoom mën nañ laa wax ni bés sangam mën nga séntu weer bi waaye doo ko gis boo nekkee zone sangam mën nga koo gis boo nekkee zone sangam mënoo koo gis donc xam nga yooyu xam-xam la te xam-xam yu wóor la donc je ne comprends pas pourquoi mënuñu koo jëfandikoo jumtuwaay yi ak ni ñu koy jëfandikoo dafa war a am consensus surtout consensus boobu la waxtaan wi di jur exactement c'est-à-dire ñun ba tey ñun nañu nangu nag ni suñu lislaam bi ñun ñu ngi ko amee ci tradition bi noonu lañ ko moom la ñu miin loolu ñu miin itam kuñ ci bëgg a génne il faut ñu am conviction bi il faut mu nekk affaire génération parce que ku bëgg a wax ni tey nit ki da ngay woor te doo séentu nii sa jàkk sa bët nii sa bëtub kese bi ni jàkk weer bi gis ko woor da ngay woor ci xool ab appareil bi détecter la weer yi jox la ay kii ni la weer waa nga ne nangam loolu comme miinuñu ko nañ la ñuy def ba intégré ko ci suñu fiqh kii na man jàpp ma ni problème mazhab la jàpp ma loolu parce que mazhab yi mënuñ ci prononcé wu parce que usulu mazhab yi ñu xam ne moom la ñu topp mazhab yooyu formé wu na ba pare jumtuwaay yoo doog a génn mais par principe est-ce que mënees naa jëfandikoo ay jumtuwaay pour séntu weer ou pas est-ce que jumtuwaay boobu mais loolu maanaam ni ngay jëfandikoo sa verre lunettes yi sa verre myope mais li ngay posé nii pour xool li ngay jàng Cheikh Tahir c'est la même chose li nga posé nii cas bu intéressant la ça pose le cas de pourquoi jullit yi fi ñu toll nii ci àdduna bi mënuñu sukkandiku ci principe u l'islam ak xarala yu bees yi génn pour génnee ay textes yu bees yu bokkut ak ñoom imam Malik ak yooyu nga xam ne ba ñuy génnee loolu moo absenté xam nga lu tax mais justement problème baa ngi noonu nag loolu gis nga loolu moo tax ci ay problème lañ nekk ba loolu léegi moo absenté ñëw nekk gis nga boo xoolee problème yi ñu am ci banque bi waaw et cetera il y a plein de secteurs yoo xam ne problème yi ñu am ci politique bi exactement problème yi ñu am ci wàllu domaine yëpp mooy même problème yi ñu am ci weer wi mooy fi àddina toll fiqu Malik al fiqul Maliki ma jox la exemple rek benn exemple bu ndaw parce que man damaa bëggoon gën a déglu seen Cheikh tey mais man yàlla maa nag damaa passionné ci fiq ci boppam imam Shafii dafa nekk Iraq am benn fiq muy mazhabam mu ciy fatwa ñi ci dox mu jóge fa temps bu gàtt toxu dem Misra Égypte amaat beneen fiq créé ñaari fiq muy ash-Shafi'i fil jadid ak Shafi'i fil qadim benn imam bi ci benn époque bi ci ñaari dëkk yi nga xam ne sorente wuñu woon Irak ak Égypte ci jamono jooju ñoo bokk régime yi ñuy dund ak ay population mu changé fi fiq xam nga loolu lu muy tekki lan moo tax ñun imam Malik mazhabam xasaa'il maanaam les résultats de recherche yi nga xam ne ñoom Ibnu Majsun ñoom Ibnu Qasim ñoom Shahnun ñoom Abu Zayd al-Qayrawani rahimahumullahu jami'an ñooñu seen résultat wu recherche ñun résultat boobu mooy suñu fiq tey amaatagul ay ijtihaadaat yoo xam ne dafay intégrer
xam nga ñoom dañ doon ijtihaadal seen jamono. waaw mais ñun jamono ji bokkut ak jamono jooju. xam nga mais amaatagul ba tey ci ñun ijtihaad yoo xam day intégré don yu bees yi. justement liggéey boobu nag la ñu bàyyi teg ko fële dugg ci yeneen i mbir. xam nga islam ñun dañ ko bëgg a tënk ci lu xaraam ak lu xalaal. te islam du loolu. islam daf ñu tegal ay valeurs. c'est ça. valeurs yi dafay universel dafay transcender le temps. léegi nag la nga lay war a doxal sa jamono. da ngay sukkandiku ci valeurs yooyu sa ijtihaad maintenant moo lay permettre yow nga am loo xamante ni di nga mën a doxal sa jamono. mais soo bëggee la jotaay mag lañ nekk waaye boo bëggee. waaw. lañ doon doxal. mais ijtihaad bi te Imam Malik nga bëgg ko di ko doxal te Imam Malik dundul jamono ji mais da ngay am problème. di nga ñun li Imam Malik li ñu seq ak moom. dafa am usulu mazhab. mooy les principes. principes yi muy doxee. waaw ñun mel maam mu mën a doon ci àddina. principe yooyu la ñuy seq ak moom. mais mënuñoo seq ak moom forme liñ bëgg a def. tey masalan ma jël benn exemple. Serigne Babacar Sy sa maam suñu maamu ñu baax ñëpp ci Sénégal. mënuñu ni mu doon dundee à 100% typiquement ñu dundee ko. mais mën nañu nag lii moo doon ay principe am. dafa amoon kóllëre. nañu am kóllëre. masalan dafa maandu woon nañu maandu. dafa setoon dafa selloon nañ sell. donc mais ni ñuy defee ñun suñu am kóllëre. xam nga ba muy maandu moom ak maandoom. mënu woon a maanu ci réseaux sociaux parce que réseaux sociaux xewul woon mais ñun ñoo war a maanu ci réseaux sociaux parce que ñoo am réseaux sociaux. nan la ñuy maanoo ci réseaux sociaux. kooku ñun la concerné. xam nga léegi ci point wu weer wi. cadre bi lan la jàpp lan la ñu mën a jàppandi fi ñu toll nii. waaw. xëy na xam naa balaa Korité bi du sotti mais. ñun li ma xalaat d'abord avant Korité bi. bëgg naa déjà ñu tëral. li ñu waxoon ci affaire numéro vert bi. kooku bëgg nañ ko def premier test. dinaa ñu ngi ciy dox ne nii ak waa Sonatel pour xool naka la ñu mën a amee benn numéro boo xamante dañ ko diffuser mën naa am diffusion bi du yéwén ni ñu ko bëggee fii ak Korité mais. bu fekkee numéro bi am na. bu ci presse bi duggee. ñëpp dinañ ko dinañ incha allah dinañ ci dox. bon loolu day résoudre rek benn problème mooy problème information bi. léegi nag remontée d'information léegi nag mu des nag waxtaan bi ñu war a waxtaan ngir. pour organiser ñaari commission yi. pour que principe yi nga xam ne moom la ñuy doxee ñu mën cee dëppoo. loolu beneen étape lay doon. te dinañ ci continuer dox. du nekk lu yomb. yàlla nañ ci yàlla may. en tout cas ndam jullit yëpp lay doon. en tout cas bu mu ci mën a doon war na mën a gaaw daal. waaw incha allah xanaa ñu jël gars yi tëj leen ci benn kii ne leen bu leen génn te indul leen solution. incha allah solution extrême la mais. beneen sujet bi waaw léeg-léeg mu jar ko parce que je sais pas mënuñu continuer nii chaque année coow lii ñiy jaar fii ñu aw fële. day gàcce la sax ci ñun lii ñu xam nga. beneen point bi gis nañu ni génne ngeen benn communiqué ci affaire voile bi nga xam ne moo amoon fële ca institution Sainte Jeanne d'Arc. mu indi woon coow lu bari ci réew mi. te du gulee tamit. coow li tam loolu tam yàgg am na fi defe naa chaque 5 ans 6 ans mu am benn cas. ñu coowaat ba doyal ba géex après ku nekk doxiwaat sa soxla te du ñu régler problème bi au fond. loolu tam bokk na ci jafe-jafe réew mi. c'est-à-dire problème yi du au lieu ñu régler ko. c'est-à-dire dañ koy kii laxas ci jante ko fële continuer. dañ koy nës nësal. dëgg la wax nga dëgg problème bi amoon na fi il y a 5 ans comme ni nga ko waxee suñu mbokk Cheikh Gueye nekk secrétaire général ci cadre bi moom moo déplacé woon dem Saint-Louis dem waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy kilifa diine yi ëmb jàngu bi foofu ca Saint-Louis ba jàmm am ci ñu lever mesure boobu bi mu amee it ñun dañu bëggoon sax dox ci suuf ndax njëkk nañ ko commencé di ci dox waaye xam nga presse bi moom kenn mënul leen nëbb dara fii ci réew mi bi ñu koy yëkkatee ci la ñu ne nañu génne kon communiqué ngir d'abord dalal ardeur yi ndax dafa nekk sujet bu xaw a sensible nit ko am école am ne man nii laay fii doxale yow nga yóbbu fa sa doom ne ko doo fa doxalee nii dafay mën na indi ay confrontation ba pare liñ ci gënoon a ragal ñun ci wàllu cadre bi mooy utilisation bi nga xamante ne moom la ci ñi woy ay radicaux maanaam ñi nga xam ne dañuy taral mën a def
tey mën nañu dëgëral daan ne waaw ñun pourquoi ñu ñëw si réew mi réew jullit la nangam duñ fi ñëw nangam alors que ñoo bokk réew mi. ñëpp ku nekk da ngaa am sa cër ci réew mi ku nekk am nga sa doxalin. amoo droit nekk kii na may doxalee du doxalee na may doxalee alors moo taxoon ñu def communiqué boobu ngir woo ñi nga xamante ñoo yore jàngu bi wala boog école boobu sax la parce que du jàngu bi rek parce que du jàngu bi dans sa globalité. ñi nga xamante ñoo yore école boobu ne leen nañu dellusiwaat seen xel ngir suspendre mesure boobu le temps que ñu trouver benn solution boo xamante ne solution bu ñuy waxtaane la. ñu woo tamit parents d'élèves ne leen nañu dal li ñu bëgg xam nañ ni lu metti la ndax mu moo am sa doom mu nekk di suivre benn cursus dem ba ci digg ba nga ni ko déwén doo fi jànge mu war a changer école mën na am bu demee ci beneen école da koy perturber donc yooyu yëpp ay jafe-jafe lay doon démb ci waxtu bi maa ngi foofu ci biir école ba di waxtaan ak parents d'élèves yi dañu amoon foofu benn assemblée seen benn réunion invité ci kilifa école bi ngir trouver solution am na tuuti ñagas-ñagas yu fa am sax ci biir réunion ba day wane ni rek sensibilité sujet bi ak vraiment ni war a doxale ngir mën ko gérer ci anam bi mu gën a rafete ñun tey taxawaay bi ñu ci taxaw mooy bind nañu lettre ñi nga xamante ne ñooy jàngu bi ngeen diriger tey muy principalement non direction de l'enseignement catholique ñun moom la ñu bind lettre ngir toog ak moom waxtaan ak moom mais waroon waxtaanu biir néeg lay doon ngir trouver solution bi nag du nekk solution après waaye gañe nañu wala kee gañe déedéet ñoom am nañu nu ñu xalaat parce que problème bi ñoom au fond dañ ni que c'est pas un problème religieux ndax li xale bi nga xamante ne ñoom nee nañ ko dafay ñëw di muuru déranger wu leen li leen déranger mooy xale boobu am comportement boo xam ne ci biir école bi day beddeeku wala boog day du am intégration bi nga xam ne moom la war a am ci biir école bi indi ay jafe-jafe voilà ci du uniforme ñoom loolu lañu wax parents d'élèves nag dañuy jàpp ni affaire bi problème religieux la c'est ça donc loolu moo tax tey ñi ngi ciy dox comme école privée catholique la ñu ne voilà affaire diine la man gis nga ñi nekkaat ci njàngatu mag ñi man mii ci école catholique laa jàngee français démb ma demee loolu laa leen wax man leen ba may sama waajur dama naan toujours man dama nekk en alternance entre daara ji école catholique formation en alternance laa def su ma nekkul ci école bi maa ngi ci kër gi daara la su ma ñëwee maa ngi ci daara ji maa ngi ci école catholique donc man leen formation bi ma am na ci loo xamante ni ñoom ñoo ko def ci man donc te damay ñaan en tout cas ñeewuma sama benn morom ci wàllu formation dem nañu ba am foo xamante ne egg nañ fa ci wàllu liggéeyal sama réew liggéeyal sama njaboot ñax sama dunde sama ñax donc tey man leen loolu chance boobu ma am moom laa bëgg muy continuer di am te bu commencé am ay beddekonte ci biir école bi rek mën na am dina am luy sooxee ci convivialité bi nga xamante ne amoon nañ ko ci biir école yi ñun dañ naa nekk ci école bi dégg ñoom ñuy def seen njàng seen ay prières waaye du ñu déranger du tere bu ñu demee suñu kër la ñu war a dundee ci wàllu diine dañ koy dundee donc Sénégal noonu la mës a dundee ñaari communauté yi te ma fàttaliwu benn wax bu mag sama waajur waxoon ne bi fi Senghor du jógee dafa ni ko man ragaluma Sénégal xeex diggante jullit ak catholique waaye li ma ci ragal mooy diggante murit ak tijaan loolu la ko wax daan na ko waaye nag comme catholique yi bari wuñu dénk naa leen ko wax boo xamante ni wax bu am sens la te loolu dañ ko war a Sénégal mënul am loolu Sénégal mënul am loolu parce que ni ñu mag ñi yare dañu yar ci tolérance yar ñu ci dialogue yar ñu ci defar mais nag dialogue defar tolérance lépp na ko dëgg lal école boo ko ubbee privé la public la ay tour la mais su fekkee da nga ko def suñu gouvernement jox la ay textes autorisé la suñu gouvernement protégé la juridiquement école boobu nekkatul école privée nekkatul école ak confession bu fa mën nekk école sénégalaise la loolu waxoon nañ ko fàttali lañu bokk nañu man ak yow xeex ci cause yaawu sëriñ te loolu lañ doon xeex mooy école bi école sénégalaise la tey
ku ko mën a tabax ak ku ko mën a def consommation bi Sénégal la ñi koy consommer moom ko Sénégal la gouvernement bi koy contrôler suñu xaalis moo fa nekk la koy subventionné ak la koy def ak lépp suñu xaalis ñun sénégalais yëpp la muy daara muy école catholique dafa nekk école boo xam ne Sénégal moo ko moom donc dafa war a nekk loo xam ni dafa war a refléter doomu sénégalais yi li ñuy dund dañoo xamante dëgg mais nag organiser ko ba duñ gaañante mu nekk espace boo xam ni kii du fa indi lii kii du fa indi lale parce que catholique dafa am voile waaye ñoom jàpp wuñ ko voile mais voile la religieux non ak xoolal loolu interprétation la mais comme dañ koy voilé ñoom ñu koy def te teg ko ci diw lii la foofu lañ ko teg doo gis mukk yow Tiwaawan nga dëkk est-ce que soxna diw si dana yor voile foofu du ko fa yor parce que loolu siñam kon loolu mooy tekki ni ñoo ko moom est-ce que da ngay dem soxna diw Mbàkke nga gis ko yor voile bu mel catholique donc signe la donc signe yooyu nañ ko tolérer ñun jullit yi ci espace yi ñu bokk mais ñoom it ñu soñ a tolérer suñuy signe ci espace yi ñu bokk waaw li may bañ rek mooy ñu bañ ko def problème mu droit wala mu nekk problème mu religieux parce que tey buñ ko bu fekkee loolu mooy problème bi nag waaw parce que dafa am ñoo xam ne problème droit lañ ko def parce que bala maa wax waxu droit waxu religieux xam nga lu may njëkk a wax xam nga àddina ay communauté ab nation ay groupe moo koy sa groupe yi ay communauté lañu ay pas-pas lañ yor yu wuute tey mënoon ngaa def fi benn école benn waay mu ne man Hizbut Tarqiyyah laa bokk sol mbaxana laa fa sol bàyyi laa tam benn waay ni Tijaan laa bokk yor mbaxana mu xonk koppatee mu xonk dégg nga yaa ngi dégg si ay signe la mais signes yooyu mënuñu ko bañ dans une société kenn mënu ko bañ non dafa am ñoo xam ne xaaral parce que position yi xam nga yu bokkut am na ci ñi ci réew mi ñoo xam ne dañ ne école privée catholique privé la catholique la ñoom dañu am seen règlement intérieur am nu ñu tëralee seen i mbir boo fa inscrire sa doom ça veut dire que nangu nga règlement intérieur ba léegi wax xaaral rek dama leen di jox position yi les différentes positions parce que nit ñi li ñuy wax bokkut am ñu ne fekkente ne d'accord leen seen la école ba tëral mais jël leen seen doom ngeen yóbbu ko feneen loolu benn dañ fa warul woon xaaral doom yi xale ya te d'accord ci problème bi bu ñuy inscrire loolu mooy benn d'accord leen ci école bi ni muy doxee ak ni mu tëddee xëy na jàng bi ak yooyu mais jël leen seen doom ngeen yóbbu ko feneen. soo demee ci règlement intérieur Sen Jeanne d'Arc dañ ci bind ne. port du voile c'est autorisé mais aux couleurs. de l'école sauf que li indi problème bi mooy premier texte bi génn bi doon circuler ci réseaux sociaux yi ak par message ak yooyu texte boobu waxut loolu. texte bi dafa ne léegi dañuy tere kuy muuru ci école bi. waxuñu sax affaire couleur ak yooyu après le problème couleur bi ñëw. mais texte bi njëkk génn. doon circuler ci réseaux sociaux yi waxut loolu. te loolu moo indi coow li. am na ñeneen donc ma ñëwaat kon ci intervention yi am na ñeneen ñu intervenir ne. Sénégal dafa am. loi bi dafa organiser mbirum njàng meeg njàngale mi ak réew mi nu muy doxee laïcité démocratie ku nekk am nga droit gëm lu la neex ku nekk am nga droit sol sa croix wala sa liggéey laafaak sa yi nga bëgg du dëgg à partir de ce moment là nit mënul tere loolu donte da ngaa yor école yor règlement intérieur ak yu ni mel d'ailleurs sax communiqué ministère de l'intérieur ministère de l'éducation nationale ñoom seen bopp loolu la ñu fàttali waaw man loolu d'accord ma ci ñu régler ko par le droit donc moo tax ma ne nit ñi avis yi ñi dañoo jaar fii ñi aw fële ku nekk wax sa xalaatu bopp waaw xam nga boo ko bëggee régler par le droit dafay métti ndax ngëm-ngëm soo ko bëggee régler par droit du sotti tey malgré communiqué bi nga xamante ni le ministère de l'éducation nationale def na ko di fàttali su fekkee ni que école bi plié wu ci nan la ñuy def dañuy indi ay gendarme ne par force xale yi dañuy jàng si. non problème day am sax parce que problème day am. Sénégal mooy moo tax man la loolu Sénégal mooy réew moo xamante ni bii. dañuy jël ay loi ak i règle te kenn du ko appliqué. xam nga ñu ngi wax affaire voile bi nii. mais jëluñu fi loi ne bëggatuñu gis benn taalibe ci mbedd bi. ana taalibe yi ñu ngi ci mbedd. mais daara moderne loolu. est-ce que gën nañu bari sax dañoo gën a bari sax. daara moderne loolu. c'est-à-dire kenn appliqué wu ko. oui justement la loi sur les daara et tout ça là mu ngo. loi la mais kenn du ko appliqué donc loolu c'est un véritable problème te tey moo tax ma ni bu ñu ko xoolee sur la question du droit ndax bu ñu ko tegee sur la question du droit day mën nañ heurter benn sensibilité religieuse te du solutionner problème bu amee bu mel nii man sama xalaat mooy nan ni nit ñi toog ñu waxtaane ko
bu fekkee ni mën nañ trouver benn pour man c'est un danger ça c'est ma position personnelle c'est un danger cette mesure là parce que buñ ko defee tey benn école nangu ko beneen école nangu ko après xam nga lu muy indi école catholique yi boo fa nekkee amoo takk sa droit takk sol voile école jullit yi boo fa nekkee par force da ngay takk voile ñaari société boo xam ne day commencer di xaajaloo lay indi ci réew te loolu baaxul man dama bëgg problème bu mel nii su amee nit ñu toog ñu waxtaane ko ñu trouver solution mais au fond et c'est Bakary Samb daf ci bind benn article barki démb ma lire ko mais au fond en fait dafa tegaat ci table bi problème fondamental bi ñu am ci Sénégal mooy bicéphalisme bi am ci suñu éducation mënoo am ci réew ñaari type d'éducation da ngay am ñaari façon nit ngay am te amul benn réew ci àdduna boo xamante ni mais amul benn système éducatif lire naa article Bakary Samb bi ak livre bi sax parce que mi ngi ko doon wax sax ci livre bi c'est extraordinaire mais am na lu ne ci suuf lu may lañ ci lu may bëgg a sàqami bu may lire livre mooy quand même nag il faut ñu nangu ni ñun excellence ci éducation dafa nekk ci benn roq dafa nekk ci école catholique pour wax ju leer te excellence ñëpp ko moom waroon na dem fu nekk équilibre bi doon am temps wu Yavuz Selim amatut nañ waxante dëgg yow man je comprends Serigne Abdou Aziz Al Amin je le comprends parfaitement parce que xam naa ko moo ma yar yow xam nga li may wax ci bu fekkee bëggoon na doomam dem jàng ci école catholique parce que dafa gëm l'excellence dans toute chose moom boo soloo woon ñaari yëre sama mbubb mi nga gis mu takk nga xam ne bouton yi daa dagg ni sax su ma ko soloon war a dem ci moom damay fexe ba li jënt ba defar li nga sol lu mooy lépp li ko defe du nii bu ko defee da ngay rus parce que dafa bëgg lépp looy def mu correct te loolu dafa bokk ci diine donc dafa jot ci réew mi confession yëpp am lépp am excellence ki seen école am daara ji côté boobu ñun dañ ci xaw a tardé jullit foofu la problème nag tardé bu baax yow boo yoree sa doom bëgg mu jàng mu baax ñu encadré ko mu jàng mu baax di dem ay concours général di bokk ci ay di am ay prix màgg nekk un cadre boo xam li nga bëgg ci mu ci xam-xam daf koy am soo ko bëggoon tey yóbbu ci sa école boo ko indee sama daara mën na fa jàng alxuraan mais loolu nga wut ci niveau boobu du ko am moo tax uma organisation moo tax doomi jullit yi nekkuñ ci école yooyu waaw léegi problème bi fi mu nekk mooy ñëpp dañu waroon investir ci l'excellence dans l'éducation. Non, problème bi man d'accord ma ci loolu. Problème bi mooy pourquoi catholique yi gën éducation musulman yi. Non loolu am na beneen affaire ci suuf. C'est ça la question bi. C'est ça. Pourquoi nous on est désorganisé, désordonné et ñële ils sont organisés et rigoureux. Am na beneen affaire bu ko waral. L'organisation fu mu fekk l'anarchie daf koy daaneel. Ñun am nañu doole ji am nañu représentativité bi mais amuñu organisation bi. catholique yi dañu am lu ñu jàng am bénéfice bu ñuy dund bu ñuy jariñoo xam nga lañ jariñoo le catéchisme xam nga juddoowul Europe ad nasraniya juddoowul Europe fan la juddoo Moyen-Orient Palestine fii ñuy wax nii tey fa la christianisme juddoo Jésus fa la nekk Jésus mësul teg tànkam Rome mësul teg tànkam Europe mais catéchisme moo jóg dem romain yi jël ko César ñoom ñu jël ko adapté ko li ñu am ci philosophie ci xalaat ci organisation ñu yëbb ko ci catéchisme loolu muy diine joo xam dafa yaroo ci biir Europe yi européens yi bi ñuy ñëw bi colonialiste bi di ñëw dafa ànd ak église bi ak diine ñoom ñu am culture ba ñee am boole kook seen diine ñun ñu yor culture ñu yor suñu diine l'islam mais boole koog lan culture africaine boo xam ne traditionnelle la bu daanu la. manque de rigueur. léegi organisation ba ñëlee am ci seen société. tubaab bi am ko ci seen société. l'organisation même mi ngi ci biir église bi. kon loolu la ñu topp par rapport église boobu église daara la. église daara la. waaw. daara dong la. moog daara benn la. fu ñuy jànge diine la. di fa yare nit ci ab diine. ay sëriñ na fa sëriñ yi ñooy prêtre yi. ñii ay prêtre lañu ñii tudd ay sëriñ. ñii di jàngale évangile. wala bible ñii di jàngale alxuraan. ñii di yar nit pour mu nekk catholique ñii di yar nit pour mu nekk jullit.
même chose la. mais ci wàllu organisation bi dañu wuute li leen wuutale. mooy ñi dañu organiser wu bu baax. am gannaaw bu baax. am taxawaay bu baax. mën a teg ay systèmes yu baax. mais aussi jël njariñ population bi. di yar ay nit di def ay résultats. ñun ñu ngi fi am nañu doole di ma jàng mais suñu école de l'excellence yi ñu ngi ñaan yàlla loolu am fi. mu yaatu ñëpp kii. mais wax dëgg yàlla dafa des. non des na moom. dafa des. yitte daal moo ñu manqué. ma wax saa ci sax rek moo ci nekk. te bëgguma ko nettali sëñ Abdou Aziz. Al Amin moo ñu ko nettali comme tey invité wuñ ko. moom dana am bisam waaye comme suñ Cheikh bi nekk moo tax ma koy tudd. nee na ma dafa dem ci benn daara benn sëriñ bu yor daara bu mag ci jamonoom. bëgguma tudd sëriñ bi. nee na mu ñëw sëriñ bi wan ko gone yi mokkal niñ bare. wan ko daara ji àlluwa yi. wan ko fi ñu teg téere yi. nee na lekk jot indi bool yi xale yi xëlëf-xëlëfee nee na maa ngi toog di xool mu ne daf ma doon wan daara ji. nee na ma pare mu dugal ma ci néegam nag li ma waa léegi nag Abdou Aziz loo wax ci affaire bi daara ji ni muy doxee noonu. mu ne ko daara ji li ngay def baax na alxuraan la waaye dafa salti. boo lire benn borom xam-xam égyptien lu mu wax. problème hygiène bi yow. mu ne ma mais da ngeen a salti. mais sëñ Abdou bi muy wax loolu ñëpp a ngi ree. mais man li ma doon xalaat jamono boobu. mooy époque boobu mu koy wax boobu nee na ma boobu suñu âge la toll ñun. mais mi ngi dem seeti sëriñ boobu daara jooju di am réputation di mokkal génn ay kaan. mais mi ngi doon xalaat naka lañ mën a téye niveau d'éducation bi. boole ko ak niveau d'organisation hygiène bu baax. dama dégg benn mais boobu mu ngi ko waxee dañ naan ma kii na xool li muy wax daara ji mu ñëw mu naan fi dafa sant léegi tey dem nañu ba doolu dab ñu. waaw. gis nga bi may yóbbu samay doom daara. dama ñëw ci sëriñ Abdou ne ko ma ne dama am daara gi ma xalaatoon. d'accord ma koy wax ay daara ba si yàgg ma ne tudd daara Pire. daan ni ko ma xalaat Pire ma Pire ka wax nekk ma ne ko Maodo Fall ak Tahir mun ma waa kay foofu yóbbu leen foofu pour dire que dafa amoon moom vraiment critères yoo xamante moom doon choisir ci daara même booy yóbbu sa doom daara ma am beneen borom xam ma dégg ma liir fan yi ci gannaaw mu ne jullit yi tabax jàkk moo leen gën a tabax hôpital wala tabax école. école waay te loolu danger la. C'est-à-dire que foog nañ ni. tabax jàkk moo leen gën a tabax hôpital wala école ak yooyu. école parce que yaakaar nañ ni ci ngay ëppee tuyaaba ci ngay ëppee yool. alors que non. non pas forcément en tout cas. loolu ñaari faute nga fa faute fiq bu garaaw nga fa. xam nga doo am texte boo xam ne dala naan man banaa lillaahi madrasatan. man banaa lillaahi masjidan. amuñu texte. te nit ñi dañu orthodoxe. malheureusement façon bi ñu orthodoxe baaxul. dañu naan léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man banaa lillaahi masjidan banallaahu lahu baytan fil janna ku tabaxal yàlla jàkka. léegi ñoom jàkka pour ñoom mooy li ñuy jullee. te loolu du jàkk. jàkka ci jamono yonent bi muy wax boobu mi ngi sottiku woon. ci jàkka ak daara. parce que yonent bi jàkkaam daara la. léegi yonent bi du beral mukk daara texte. parce que daara musul beru ci lislaam daara ak jàkka ñoo doon ànd. kon man banaa lillaahi masjidan man am naa fit. nañu indi nag muhaddisuun yi ñu xuloo. am naa fit ni man banaa lillaahi masjidan ay madrasatan banallaahu lahu baytan fil janna parce que masjidu rasul kaanat madrasatan. donc foofu la problème yi nekk dañuy jël ay textes yoo xam ni ñu koy jël comme iftaaru saa'im tey. kon lecture littérale la. lecture littérale la di nga gis iftaaru saa'im koo xam ne nii day jël ay tàndarma wu koo xam ni am na lu mu ndogoo. nga toggal ko loo xam ni da nga ko koy jox léegi mu lekk lenn li mënu ko denc day nëb. bu xëyee bu toogaatee dana toog weer woo xam du am na mu dund. mais boo jëloon som booba def ko ceeb bu ñorul masalan. wala nga def ko xaalis mu jënd ci ay bagages. waaw parce que texte yi ni ñu koy firee. loolu moo dul baax toujours parce que dañuy te ci loolu laa bëggoon ñëw pour ñu jeexal émission bi parce que waxtu waa ñuy bëgg a dab. mooy ci formation élite religieuse yi fii au Sénégal cadre unitaire bi xëy na. parce que am nu ñu ko doon waxtaanee fii benn jour. ak imam parce que Sénégal dañuy tabax jàkk. souvent dañuy dem ci yenn kilifa yi xalif généraux yooyu ñu yónnee imam. wala souvent benn waay tabax jàkkam ñu jël benn waay indi. xamuñu fu mu jàngee xamuñu lu mu jàng xamuñu lu mu mën. donc au-delà de ça formation bi ci boppam. bu weesoo usulul fiqh ay tafsir alxuraan ak yu demee noonu. mais xam-xamu àdduna yi. comme ni ko sëñ Cheikh doon waxee almaxtum. fekkente ni da ngaa jàng jeexal téere yëpp réeré li ci penc bi.
xamoo dara daanaka. mais loolu mooy véritable problème mu Sénégal tey mooy dafay fi ñu delluwaat ci enseignement suñu enseignement religieux ak enseignement général. imbrication bi ci war a am. te amul. xam nga tey mënoo jël benn xale boo xamante ni da nga koy dugal ci benn formation enseignement général muy jàng maths physique français anglais xawma espagnol. dem ba bu génnee nga wutal ko benn sëriñ ci biir kër gi. wala ci koñ bi. bu wàccee dem am fa 1 heure de temps jàng alxuraan pare na ci. ca la muy jàng xamu ko sax. mais xam. du ko mokkal du mokkal du xam kooku. dafa nekk jullit nii rek ci. ci voilà ci judd. moo tax di nga gis nit ku dem ba nekk mag. moo tax di nga gis nit ku dem ba nekk mag li muy xam ci diine bi bokk xam-xam bi du bari. du bari donc aujourd'hui suñu combat ñun ñëpp dafa war a doon ñu tëggaat suñu enseignement suñu système éducatif. parce que foofu mooy base. éducation religieuse éducation religieuse. voilà non éducation non parce que warul am benn éducation boo xamante ne da nga naan. éducation de manière générale. voilà dafa am déet mais foofu da ngay am problème ak constitution bi. non parce que on est dans un système déet parce que problème bu posé wu la. mais pourquoi tey bii tamit du bu bees. non pourquoi tey. constitution bi c'est non pourquoi tey. oui mais c'est boo nous demee ci école catholique bi. waaw da nga fay fekk cours de catéchisme. mais école catholique nga wax. oh non dama wax ne la que mën nañ ko. boo demee ci école. boo demee ci école mën nañu tëral benn non système je suis d'accord d'enseignement. mais je veux dire école publique tey jii. l'enseignement de la religion pose problème parce que am na ñu jàpp ni warul mën a nekk. non c'est nañu déjà jàngale intégré, c'est déjà intégré. mais justement donc il y a un débat déjà intégré mais qu'il faut poser. application bi moo baaxul. li war man pour man li war. est-ce que c'est intégré. non c'est intégré c'est application mooy problème bi. application moo baaxul. aujourd'hui li ñu war a def mooy repenser parce que loolu aussi damay dellu si article Bakary ndax dafa ci wax ay yu am solo. Bakary d'ailleurs ñu ngi ko fi xaar sax dafa tukki mais suñu émission yi da nga ci war a bokk. émission yi non xoolal. Bakary moom ñu ngi ko fi xaar. non suñu émission yi. suñu jot émission naa yi ko sëñ mais Cheikh da ciy bokk. oui léegi nañu may fukki émission ci koor. wala xam naa fu ma koy bokk. am na fu ma koy jàpp. sama sëriñ la mais am na fu ma koy jàppee. donc il faut que ñu tëggaat donc suñu enseignement. ba mën ci impliqué ci biir enseignement religieux su ma nee enseignement religieux du enseignement diine islam kese. ki nekk ci biir école bi. nit nekk catholique. mais day am curricula boo xamante ni diinam lay jàng. heure yi mu war a bu kii waree jàngi diine islam kee jàng diine chrétien. léegi ceddo yi nag. loolu mooy tax waaw kooku mooy ko ate mais boo demee tey mais. déet ceddo yi ñoom Tahir Fall ñoom. non bareetuñ ko xam nga ñoom ñu tuub nañ léegi. programme bu ceddo de dégg nga. non sëñ Cheikh maa ngi bëgg a mel. waaw ñu ñëw tuub kii tukulóor non kii tukulóor kan la sant. yow si nga sant. man Fall laa sant. yéen sama maama jàngal seen. seen maam ngeen di ma tuddee seen. ñun moom laa ko wax. loolu lay rectifié. non fii tukulóor yi ñoo jàngal ñëpp ah. attention defal ndànk tukulóor fi te ñu dañoo xeex ak yéen pour ngeen. tukulóor yi pire lañ jàngee. waaw loolu ban jamono la. waaw loolu kooku beneen émission la donc dañ koy yemale fii ndax waxtu dog ba ngi bëgg a jot. macha allah te dafa am chronique yu ñuy teg muy Imam Kanté mooy dénkaane yi ak yooyu ñu leen amal bés bu nekk. kon émission baa ngi noonu jotaayu mag ñi. ñu koy amal bés bu nekk à partir de 18h15 jëm heure dog. bu ko defee comme ni ñu ko waxee ñu dégtal leen ay waxtaanu mag ñi indi ci ay commentaires. ak kii waxtaanee ko après ubbi téléphone bi tey moom xam naa ne waxtu bi daf ñoo xaw a kii ba mënuñoo ubbi téléphone bi waaye bu à partir de suba incha allah. dinañ ko doxal comme niñ ko waxee woon. pour di ko amalee noonu ba keroog koor gi di jeex incha allah dinañu xool tamit bu dee am na njëriñ bu koor gi weesoo ñu def ko benn yoon par semaine. pour mu nekk jotaay loo xamante ni luy sax lay doon ci rajo bi. jërë ngeen jëf ci teewaay bi jërëjëf ak ñi doon déglu ñëpp ñu leen di ñaanal ndogu jàmm. ضيع حنانا والحال